ñaanal ñu jaale ndax Souleymane wax na fi loo xam ne kenn dootul wax lu ko ëpp mu ne déedéet amul kenn dootu ko wax mu ne wax na démb ca kër ga ne Ibra Gueye Pay ñoom bun ko ñoom Ndakaaru ak waa Payeen buñ ko dëjee comme ni mu toll kon tey feek une semaine Ndakaaru kenn du fi xaj mu ne kon bon nag kon nag am na nu Ibra Gueye toll ñoom Ndakaaru dañ ko tuddee woon régulateur mooy lan bu ñu nekkee ci réunion ba réunion bi ñu yaakaar ne am na fu mu toll day jël kaddu delloo si ñépp ñu delluwaat ci fu nu waroon nekk mu ne ko loolu nag du ñépp la ko yàlla defal moom Ibra Gueye Pay yàlla mayoon na ko kon nag du waa Payeen rek ñoo ñàkk de mu ne ko Ndakaaru ñépp ñoo ñàkk en particulier moom mii de daana jóge ci këram ñëw dugg néegam toog waxtaan ak moom seen waxtaan ci Ndakaaru mu jox ko ay tegtal ay xalaat yoo xam ne bu génnee da koy jëfe kon nag kon conseil am la woon kon nag ñu ngi koy jaale ñépp parce que dafa ne woon bi grand sëriñ waxee rek ba pare mu ne kon defe ne ñoom kenn waratul wax Ndakaaru waaye nag seen relation ak jaraaf Ibra Gueye Pay dafa nekk loo xam ne dafa nekkoon mag mu nekk seen biir yor pusoom di ñaw buggul dara lu teppeeku lu baax rek la doon def lu baax rek lay wax lu baax rek lay jëf kooku nag bu fi jógee képp ku Dakaaru am teew nga fi ku Dakaaru am rek teew nga fi ndax jikkoom kon nag ñu ngi koy jaale waa Payeen yépp di leen ko jaale di wax ne ñun ak yéen ñoo ca yem ni ngeen ko ñàkkee noonu lañ ko ñàkkee tey ñaanal yàlla xaare ko àjjana seeral bàmmeelam jërëjëf. maaleykum grand sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay di la massawit ci tiis bi nga xam ne dal na ci Ndakaaru ñàkk jaraafam ñu lay laaj aussi tamit lu tiis wu mel noonu yéen tey nu ngeen ko dundee. waaw metti na bette na ndax ba bërka démb mu ngi toog fii ci kër gi di waxtaan ak jaraaf Serigne Pay kon dafa ñu bett mu gën a andi sax jiixi jaaxe bi ci biir collectivité Lébu ak nii nga xam ne moom la jamono bi demee li tax mu diis metti nag mooy taxawaayam ci biir pénc mi muy péncum Ndakaaru fii ci Mbot nekk taxaloog gendarmerie nationale di pénc moo xam ne péncum cosaan la di péncum aada boo xam ne lu bare bari ci xar baaxu Ndakaaru yi fii la nekk te yàlla defoon moom mu bokkoon ci ñi ko ëmb loolu nag dafa baax waa Ndakaaru xam ne bokkoon na li tax masul toxu ci kër gi amoon na dooleem amoon na kàntanam bokkoon na ci fonctionnaire yi nga xam ne ba ñuy joxee kër yi ci la bokkoon mais mënul génn kër gi ndax li fi mag ñi bàyyi yàlla def mu jiite woon penc mi nekk fi chef de penc di borom penc parce que loolu la doon ñu dox ba Ndakaaru def ko jaraafu Ndakaaru yëpp ci loo xam nag du affaire caaxaan ndax buñ lay fal dafa am fuñ lay fale am ñu lay fal am nuñ lay fale am bis buñ lay fale te buñ la falee ba fal yëpp bat nag nii nga xam ne noonu la njanaaw yi di bóofe seeni doom bóofe wuñ ko tàngaayu kese dañ ko bóofe tàngaayu baatin boo xam ne suñu borom lu jóge loolu moo tax lébu yi di bóofal seen borom ndàmb tànk yi ak borom doom bu baat
moom nag dafa bokk ci daan boofal ñu bari xamuñu ko ndax yow sa bopp xam nga ne amoon na may gu baree bari ci wàllu baatin Souleymane Paye nga yow foofu yooyu yëpp nag ku ko yàlla dénk su fi jógee ci ni mu fi jógee sa xel dina jaxasoo ndax toogaay bu mu tooge woon dina am ku ko ci uutu ndax bu ko uutoo dina ko mate ndax su ko matee itam dina ci am yéene yooyu yëpp daal moo dal ci collectivité Lébu moo dal collectivité boo xam ne dafa jógee fii ci Bagnul mooy Cap Manuel dem ba Mbijëm dem ba Njaay Bopp mooy fi nga xam ne mooy frontière Ndakaaru ak région Cap-Vert pour wax la fan la Njaay Bopp nekk moo nekk ca ginnaaw Njar Murit ak Njar Tijaan ñooñu ñëpp nag am na loo xam ne dañ ko séqoon ak moom séqu ko ñun ñoom tam ñu leen koy jaale di ñaan suñu borom bi ci màggu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu àtte ko yërmandeem yéegal ko ci àjjana yu gën a kawe. voilà ku nekk xam ne dëju Lébu ni muy may grand serigne waaye gis nañu taxawaay bu am solo bi nga xamante ne jël nga ko ñu def ko ba dëj bi dëppoog fi jamono toll tey yomboon na wala. waaw yombul mais xam nga daf ci am loo xam ne foog nga am ci taxawaay bañ ci yoxi ndax li nga xam ne mooy mbas mi ñu wax ne li ci ëpp ci Dakar la ci biir Dakar ñu ne Dakar Plateau la boo yemee ci ko da ngay foog ne Lébu yi fi dëkke la waaye ñun dañu war a wane suñu bopp suñu taxawaay te yàgg nañ ko ne depuis président wax ko mois de mars ñun semaine bu nekk dañ daan réunion sànce ba defatuñu ko dajeetuñu même ñaanu Dakar yi nga xam dañ ko daan ñaan boo seetloo ren defuñu ko mais dafa am ay tas yoo xam ne dañ ko def ay ñaan yoo xam ne bokkul luñ ko daan defee yooyu yëpp nag buñ ko defee ba si fii tey bu ñu ñaanee waa kër gi ak jigéen ñi kilifa yëpp ñu nangu ko ci jigéen ñi mooy tey jii balaa tàkkusaan kenn du fi toog moo tax ñun kilifa yi ñëpp ñu ngay ñibbi bu ñu ñibbee xanaa kenn du fi toog mu ngi noonu loolu daal maa ngi lay gërëm yow di wax tam ne la ñu waxoon ca mois de mars ak avril moom la ñuy waxaat kenn ku nekk na nga aar sa bopp aar sa njaboot ndax boo leen aaree aar sa njaboot aar njaboot ak njabootu keneen ak ñeneen te fii réew mi toll bu ñu kafe mbir mi ëpp na caaxaane li nga xam ne daal kenn ku nekk moo la war bu ñu xaar gouvernement bi ci dara gouvernement bi li mu mën na ko li muy def na ko nit ñee ci des bu ñu bàyyi nag ba mu tarati ba ñu tëj ñi seen kër di tëj boutique yi di tëj marché yi ñuy jooy jar mën nañ faa bañ a egg ñu ngi ñaan yàlla moo aar ñu ci merci Amine. Khadre Gaye président EMAD moom la ñu nekkal bon président ñu ngi lay nuyu tout d'abord di la massawu di la jaale xam naa nag fan yi jeexitalu at bi métti na si yow torop ndax collaborateur yoo xamante ne ñàkk nga leen donte ne ay kilifa lañu waaye gis nañu aussi complicité bi doxoon sa diggante ak ñoom. waaw muy tiis di naxar parce que ay nit yu particulier la ñu woon pour ñun. tàmbali ko si Ndiaga Samb mu nekkoon suñu confident nekkoon suñu sëriñ ci aada ak cosaanu Lébu jaar ci Jaraaf Alndooy ak li mu représenté woon ci ñun ci guide bu ñuy puus di ñu ñaax di ñu seetlu di ñu sonj di ñu conseiller Jaraaf Ibra Gueye Paye moom fit la woon ci ñun parce que daf ñu nàmpal bu wóor jàngal bu wóor metti na mais su am na façon ba nga xamante ne soo ko seetee day nekk mettit bu ànd ak bànneex en ce sens que am nañu yaakaar ne ñoom ñëpp ils ont bien vécu dund nañu dund gu am njëriñ te loolu moo waral ñu leen di fàttaliku xam nga déggoon nga kasetu sëñ Pape Malick Sy bi mu doon wax ne ragaluma dee ñu fàtte ma laa ragal ndax dee ñu fàtte la dafa mel ni liggéeyoo dafa mel ni nekkoo fi woon kon boog liggéey nañu te li Souleymane Paye Bili wax ne dee moo jiitu dund te dund gi ci biir dee
day yokk bànneex googule kon li ñuy ñaan rek gannaaw dund gu am njëriñ googu ñu dajeex seen yërmande borom mu xar leen àjjana yàlla ne leen mag ñi teeru yàlla ne leen sëriñ si teeru yàlla na yont yàlla Muhammad bi ñu gëmoon teeru leen donc am nañu tiis am nañu naxar mais quelque part aussi am nañu satisfaction ci ni ñu dundee ak liñ ñu bàyyil ci suñu loxo ñu taaw ko óor nañu ne héritage bi ñu teg suñu loxo suñ ko téyee day mel ni juguñu fi duñu juum duñu réer te ñu nit bés bu ñu fi jugee dinañu am lu mel ni ñoom li ñu am muy ngërëmal askan wi ngërëmal dëkkandoo yi ngërëmal mbokk yi mu dajeex ngërëmal borom bi su boobaa àjjana directement ngay dem. mais lii aussi est-ce que du njàqare parce que ndakaaru mag ñi mu ñàkk nekk nañu ay mag ñu amoon Pastef lañu waaye tamit ay bibliothèque lañu fii ci ndakaaru. xam nga dama lay fàttali rek du ma noppi di ko fàttali wax ji Pape Malick Sy waxoon ca gàmmu ca dem ga mu ne dafa mel ni jikko yu rafet yi yàlla woddee doomu aadama jikko yaa ngay ñibbi jikko yaa ngay ñibbi asamaan ndax fa leen yàlla wàccee woon ñu war wodd doomu aadama ñu ne ko lu tax jikko yi di ñibbi mu ne nit ñi soxlaatuñ leen moo tax ñu gedd ji ñibbi mais mu ne jikko yi rek ñibbi wuñu mag ñi itam ñu ngay ñibbi mu ne am na jamono ndakaaru da nga doon romb fanweeru buntu kër bu ne nga fekk fa mag ba nga xamante ne su àddoo ñu déglu ko su joxar be ñu topp baaraamam mu ne ma tey jii di nga romb fanweeri buntu kër doo gis mag wala mag ba nga fay fekk su waxee kenn du ko faale su joxar be kenn du ko tontu kon mag ñaa ngi ñibbi wax jooju dafa mel ni c'était une prémonition ndaxte li xew ci jamono ji yëpp daf ko gën a dëggal ma toog ak sëñ Ndakaaru Bassirou Diagne mu ne ma Abdou Khadre Ndakaaru wéet na damay def samay lawraat julli sangu solu ba rafet du ma am fu ma jëm ndax mag ñi dem nañu Ndakaaru wéet na mais dafa mel ni mag ñi ñuy gën di dem mais am na ku ma déey ne ma mag ñaa ngi dem wante tey ñun ñooy mag ñi ndax génération yi yàlla noonu la defee àddinaam génération yi dañuy toftalante génération yi dañuy toppante yàlla na yàlla jàppale ba ñi topp ci ginnaaw mag ñi dem te am suñu ngërëm yàlla nañu matal taxawaay bi yàlla nañu mën a taxaw na mag ña taxawee woon ba fu ñu bëggoon a àggale Ndakaaru ñu àggale ko fa ba la góor gi nguuda soirée waxoon ma ne ma Abdou Khadre su ma deyee tàlli ma ne ko yàlla na yéex góor gi toogalaax ñun mu ne su ma deyee tàlli ndax la ñu doon xeex di ko liggéey mel na ni moom ngeen taxawee dafa réeroon wante mel na ni moom ngeen taxawee kon boog tey pare naa pour dee yàlla na yàlla barkeel yaakaaram googu mu amoon ci ñim fi ba ñu mën ko àggali mais su ma dégloo li Souleymane Paye Bili wax tey jii jataay bii dafa mel ni nag seen toxu gii wala seen ñibbi gii am na secret bu mu ëmb yàlla mën na ko barkeel ndaxte nag ki ngay suul dafa mel ni pepp booy ji su jebbee rek nga bëgg yàlla na yàlla barkeel def loolu ci ñoom en tout cas am nañ ci yaakaar bu baax a baax mettit la nag mettit la te saa yu ñu wéetee rek suñu rangoñ tuuru wante mettit bi daje na ak bànneex yàlla nag moo mooñee àddinaam secret boobu kii day suul taawam kii di tudd taawam naqari kële du yàq dara ci bànneexu ka ca des benn xol bi tam yàlla mën na fa dajale ñaari mbir yi ngay jooy nit ci waxtu ba nga koy jooyee nga koy bégee loolu moo ñu dal. ñu lay nuyu ñu fekk la tey nga ñëw ak beneen casquette fii ci Ndakaaru Ndakaaru ñàkk jaraafam voilà Ndakaaru ñàkk jaraaf bi ñu gis la fi tout d'abord sa teewaay mais aussi tamit témoignage yi ngay indi ci jaraaf bi. waaw teewaayu d'abord teewaayu doom la ni jaraaf suñu nijaay la ci fànn yu bëri maa ngi koy fàttali sànq dafa jiite woon benn commission exam de conciliation bu fi newoon dajale ay kilifa bi yàlla defee ñu yor mairie yu ba tey dañ ko jiitaloon ci waxtaan boobu te bu yàggee sax gisuñu daf ñu daan woow mu doon suñu conseiller suñu nijaay ku yaatu woon ci ñun ku woyofoon nga xam ne saa yi lu ñu daan def dañ ko daan ubbee fii ci mbot kon muy élection boo seetloo sax démb photo yi ma partagé mooy élection yi mujj nga xam ne dañoo ñëw ak coalition bi yëpp ne ñun bu ñu tàmbali loolu lañ baaxoo def fii lañ koy ubbee kon dañoo ñàkk jaraafu Dakar
ñàkk ab nijaay ñàkk ab conseiller kon yoon la woon lii malgré restriction yi am yëpp mënu yoon ñàkk teewee ñëw fii te dem itam ci suñuy jigéen nga xam ne suñu lépp lu ñu def boo geesoo ñoom ngay gis ñu dar ñu kon suñu njaboot la ab doomu fi ñëw tey. say témoignage par rapport ak Jaraaf. waa Jaraaf xam nga vraiment jaraafu ñëpp la woon nijaayu ñëpp la woon c'est un intellectuel un homme de pensée koo xam ne boo ko dégloo di nga xam histoire ci gox bi ñu la dénk muy benn ñaare itam orientation yu wóor la daan jox kon ñun conseiller nijaay la ñuy ñàkk xarit parce que woyof googu la amoon kon tey ñu ngi koy profiter di ko jaale askanu Lebu yëpp di ko jaale waa Ndakaaru di ko jaale waa Mbot di ko jaale waa Plateau moo tax sax ñu jiital ci grand serigne de Dakar ci njaal yooyu teg ci imam ratib de Dakar tey xam nga ni ñàkk pexe tax teewu ko boole ci itam kilifa yi aada yëpp kilifa diine yëpp vraiment xam ni Ndakaaru ñàkk na ab kilifa Ndakaaru ñàkk na ab représentant bu mat représentant waaw.